leneen lu xew fële ca Touba mu mel ni liste blanc bi moo nekk maire entre guillemets comme ni ko waa Touba di waxee Abdou Lahad Ka li mu gagné bariwul ban commentaire ngay def foofu ca Touba nga xam ni foofu nga dëkk itam nekk fa itam leader politique. leader religieux d'abord surtout Serigne Touba ba pare taalibe d'abord ba pare maag sama baay ak sama maam ak sama yaay ak sama bàjjan waxoon naa la ko yow wala waxuma la ko yow mii je vous prends témoin vous-même personnellement wax nañ ci yàggul mooy le choix bii daal doy na waar wante nag erreur la ci ñu sanctionné ko noonu parce que Serigne bi moom liste bi xëy na xamewuñu woon noonu ne Serigne bee moom liste bi jàppewuñu woon ko noonu ndax Abdou Lahad Ka waaye nag code électoral bi moom Serigne bi la nangul liste bi Serigne bi mooy responsable liste bi wante bi yoon nag Abdou Lahad Ka daf ci def jëf yu sew yu bari Serigne bee daan diriger liste bi moo ko daan defaral boppam boobu sax escoublo ma lay jox yow rek mais bi yoon moom moo tëju moom moo ko def c'est lui qui est le responsable de tout def ay affaire am ak waa Benno Bokk Yaakaar ñu def seeni affaire dégg Abdou Lahad Ka génn donte nag ci responsabilité Serigne bi la toujours moo tax toujours may leen nañ prudent ci Serigne bi parce que d'accord nu ci Abdou Lahad Ka waaye dafa am worma bu ñu seq ak Serigne Touba parce que mënoo yaakaar Serigne Touba si bi ngay dund yaakaar Serigne Touba si bi ngay dee ba noppi bu Serigne Touba taxawee nga invoquer démocratie wala nga invoquer choix liberté de choisir wala man dañu nekk liberté wala dara su boobaa kon démocratie bu duree que kenn ku nekk feneen nit boo fa faatootee nga yam fa mais bu ñu la gàddu indil Sëñ Touba donc kon nañuy cohérent ci suñu choix ñuy wax ne aussi Sëñ Touba way lañ gëm pour ëllëg mais tey fi ñu nekk nii kii mooy defal suñu réew wala kii mooy defal suñu réew kii la ñuy tànn dañuy nax seen bopp Sëñ Touba da nga koy gëm àdduna ak àllaaxira wala nga bokk ok lam ñu waxoon rek moo maa gën ci yéen seen ndey maa gën ci yéen seen baay c'est ça la vérité parce que moom moo ñu jàngal yàlla moo ñu jàngal yonent moo ñu teg saatal mustaqim loolu la ñu gëm dañ koy gëm mbaa nu baax ok amma Abdou Lahad Ka nag pose problème effectivement ci ñi nga xam ne seen xam-xam ci jàngat boobu la yam parce que koo xam ne fal nañ la ñaari juróomi at muy fukki at ci biir fukki at yooyu budget mairie Touba 4,9 milliards la ko état Sénégal di attribué yoo xam ne bokkul ak màggal li nga ciy am ci ay milliards yu bari yoo xam ne kenn mënu ko wàññi parce que kenn xamul lu mu toll ay centaine de mille la benn affiche bu nekk di fay oto bu ñëw bu yëngu ci jaay ak lu mu mën a doon ci opérateur ci ndox ci lu ñuy lekk ak lu mu mën a doon la ngay fay xaw ma ne oto yi toll affiche yi ñaata lay toll ci dëkk ba xamuma ko par 2 mai dañuy luyee xaw ma ñaata par 24 heures ba Touba daj ci tali boo jaar yàlla rek xam nu mu toll c'est des milliards c'est des milliards des milliards kenn mësu ko inspecté kenn mësu ko mësuñu fa yebal benn contrôle benn corps de contrôle de l'État pour xam nan la fa demee parce que bu amoon ñëpp créer scandale donc yow yaa yor te amul mbedd moo ne Abdou Lahad Ka ko defal amul éclairage buñ ne bii mairie bi ko fi def. kon la fa nekk ko fa def. mais la fa nekk ci lay ñëw lu fa sëriñ ba deful rek Touba Ca Kanam ko def ak état du Sénégal peut-être tuuti ci assainissement bu dul loolu loo fa gis dañ naan tali bii talib sëñ Baara tali bii talib sëñ Saliou tali bii Touba Ca Kanam ko fa def mais benn teen bi gën a gàtt wala ab travaux wala ama travaux sax yàgg na tamit wala forage yoonu mairie Touba nekku ci. oto est-ce que bu liggéey toon tamit sëriñ dina ko jiitalaat. non dugguma ci choix sëriñ bi de damay commenter li ma gis li ma fekk réalité buñ kenn dul dindi ci àdduna oto buy jël saleté yi ci biir kër yi sax Abdou Lahad sax def ko ci 4,9 milliards jox naa la exemple léegi ne la Touba bi amee inondation 2013 ba am 15 morts ba xalif général des mourides génne 2 milliards CFA Abdou Lahad Ka dafa génne 1 franc Covid bi passé loo dégg da ngay dégg sëriñ bi rek mooy joxe 50 millions mooy joxe 200 millions bu famine amee presque ci quartier yu mag yi wa Touba sëñ bi mooy génne parfois 200 millions plus souvent plus régulièrement di jox nit ñi ak di jox daara yi Serigne Touba rek mooy def loolu te ci li Abdou Lahad Ka liggéey du lu muy versé ci Serigne Touba du lu muy versé aussi ci compte Serigne Touba bi nga xam ne ci la ñuy defar man grand projet yi kon léegi xaalis boobu nekk des dizaines de milliards annuels anam ñu dund ak moom loolu fukki at xam ko mu xam noonu ñëpp xam ko mu xam ñëpp léegi ñu ñëwaat nag ñu bëgg faa tegaat boppam sax parce que ay manœuvre la te on a compris bëgg faa tegaat boppam yeneen juróomi at konte tegu fa boppam parce que sëñ bee koy validé xëy na waaye nag waxoon naa la ko fii ne la am na nu muy demee noo xam ne sëñ bi du dugg ba ci détails yi ba ci biir
Fatick juróomi at ak fukki at muy fukki at ak juróom ak njaam daal di dugg waa kër Serigne Touba ña dëkk ca dëkk ba parce que dëkk ba sat am na jàmbur yu bàyyi seen kër maam fa seen maam dëkkoon fii Serigne Touba gën a dëkk gën a leen ñu gën fee gis seen bopp ñu ñëw ñooñu bu ñu réclassé ay démocratie la ñu war a def ñoom dem nañ war a xam ne Touba kër jàmbur la mais aussi famille Serigne Touba ba fa nekk nga xam ne si famille Serigne Touba la Serigne Touba jur seen maam ak seen maam yi Serigne Touba jur seen baay ñoom ñëpp boo leen boolee ña nga fa te ba noppi ñoo fa fees ñoom ñoo sanctionné Abdou Lahad Ka parce que milliards yuy gën di jëm ci kenn benn nit te xamuñu fu mu dugg ci turu Serigne Touba loolu mat na xoolaat te sëñ bi moom nit ku baax la koo xam ne seetul lu bari amu àdduna intéressé wu ko bu baax moom lu mu am rek day jël joxaat nit ñi te gëstuwul leneen te it ci cohérence wu dëkk ba na muy demee xëy na tax yu bëri mu wan ko ginnaaw ñu ci bëri nag ci ay doomi sëñ beeg sëti sëñ bi ak ñi am rang boobu ñoom jël nañ seen décision montré directement que lii moom duñ ci ànd kon bulletin blanc yi Abdou Lahad Ka lañ visé ñenn ñi sax nee nañ Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar mais en fait Abdou Lahad Ka lañ visé c'est ça la vérité mbaa boog 80% Abdou Lahad Ka lañ visé c'est ça qui est le cas et je pense que Abdou Lahad Ka su amee noblesse bi ci war dëkk ci dëkk ñëpp wan ko ne ko bëgguñu la c'est la première fois ba adduna amee léegi 77 virgule nangam % ci élection ñu lànk la mu war na yow beneen bulletin bu fi amoon kooka la ñuy voter parce que wane nañ ne d'accord uñ ci sa choix non loolu pour cohérence ak libérer sëriñ bi ak dëppale sëriñ bi ak waa dëkk bi ndax waa dëkk bi yëpp kenn ku ci nekk xam nga fu la sëñ bi féete xam nga lu la sëñ bi defal kenn jëndewul sëñ bi kenn kon moom mu dégg message boobu mu nangu loolu libérer sëriñ bi libérer Touba dimbali nu libérer nu bañ faa indi confusion entre peuple ak sëriñ bi tànn donc kon yaakaar naa ne loolu message la bu ñëpp wax dégg naa ko démb ci yeneen kilifa ne ko dëgg-dëgg nag. ñoo xam sax jàpp na ni bulletin blanc bi mooy maire bu Touba. ñëpp xam nañ ne Abdou Lahad Ka lañ bañ ñëpp xam nañ ne Abdou Lahad Ka moo fi nekk avant ça tafoon nañ dëkk bi affiche pour ne ko bëgguñu la 10 ans doo amaat 5 ans te waxuma bilan sax mais waxuma bilan nee na ma moo fi def lii rek man laajuma bilan de xam nga lu may laaj lu mu fi def rek lu mat 100 000 francs donc moo am war a am noblesse wu nag jëlee fa boppam balaa nag muy am beneen acte buy ñëwaat boo xam ne day gën a doy waar ñu naan tuubaale te it dañoo bari noonu bari ñu bañ Serigne Touba ne fi ba léegi bari ñu bañ Touba bari ñu bañ spécialité bi Touba am ñoo xam ne ñu continuer di xeex Touba ñooñu kon dañ leen war a bàyyi xel bu baax ba tax dëgg-dëgg Abdou Lahad Ka jarul lii te moom ci boppam bu dee taalibe bëgg Touba it war naa xam ne boppam jarulu ko lii nit day gore c'est la vérité bi toppaatit mooy xale yi dëkk Touba ñu bàyyi xel ormay Serigne Touba wax naa ko waxati ko Serigne Touba moom Touba appartient à Serigne Touba ba mu fay dëkk kenn dëkku fa ay gaynde la fa dëkkaloon ak i bukki ak ay segg ñu dem bàyyi ko fa moomu Serigne Touba moo jiitu république moo jiitu indépendance du Sénégal noonu la ko colon bi da ko intérêt noonu la ko successivement commencé yor Sénégal da ko intérêt ba tey kon doo bàyyi yow fa nga dëkkoon sa dëkku maam nammeloon gën a xemeem di ko sëñ Touba nga ànd ak samaam daw ñëw wala sa waajur daw ñëw ba noppi bëgg fi toog ba noppi bëgg a wax ñi sëñ Touba ñi remplacer sëñ Touba ne non lii moo baax wala lii moo bon loolu ay yaree diku la nañ ko moytu tey moytu aussi manipulation ak coupé-collé coupé-collé di wax na lii di wane dagg lii collé rek teg rien que pour manipuler parce que ku dëkk Touba ku nekk di nga xam ban valeur la Touba am ak ban spécialité la Touba am waruñu ñee kenn ci feneen fu mën a doon waruñu topp benn leader ci tous lu wuuteeg bëgg-bëggu Serigne Touba donc foog ñu xam suñu bopp xam ne li ñu am kenn amu ko li Sëñ Fallou Mbacké doon wax naan li ñu am kenn amu ko man loolu laa gëm te loolu lay dund li ñu am kenn amu ko gëm Touba te jàpp Touba te xam ne suñu intérêt mi ci Serigne bi ak ci ndigal li Serigne bi joxe loolu nag c'est valable pour Abdou Lahad Ka dégg ko moom tam pour libérer Serigne bi pour que ñu des ci jàmm te moytu manipulation bi encore manipulation bi bari na trop. manipulation bi bari na coupé-collé bi bari na te it du ñu jëmale fu gën ci ñun te ñu jiital intérêt Touba te di jiital Serigne Touba mi ñu yaakaar nag àllaaxira